jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës mbootaay gi ëmb magistrat yu Sénégal ña ngay sàkku nag yeesal yi nga xamante ni kon indi nañu ko ci seen liggéey mi coppite yi nag nañu fexe rek ba jëfee ko amal nañu ab lël niki tey ji lëkkaloo ci ak ONG 3D moom jiital ONG boobu sax di sàkku nag yoon daal ñu gën koo dëgër ndax gis nañu ñagas-ñagas léeg-léeg ci diggante justice bi ak askanu Sénégal. beneen ponk Karim Wade ndax mooy doon candidat am déet bu parti démocratique bu Sénégal ndax day am keneen ku dul Karim Wade bu fekkee kenn nanguluñ ko candidature am muy nag plan B am na nag ab groupe boo xamante ni kuréel la gu ëmb kon fukk ak ñaar ci responsable yoo xamante ni sàkku nañu rek ci maître Abdoulaye Wade mu xool nag ki nga xamante ni mën naa utu Karim Wade bu ñu ko lankalee candidature am waaye jàppale ni loolu nag du ñëpp ñoo ci ànd bëccëg bu ñu jagleel li nga xamante ni moom moo di xaru kon tey jii lañu ko màggal ci àdduna wërngal këpp ñu defub xayma nag ci mbootaay gi nga xamante ni moom moo ngànk wàllu wér-gu-yaram di mbootaay googu xayma ne ci àdduna wërngal këpp kon lu toll ci juróom-ñetti téeméeri junni ci doomu aadama daanu xaru at mu ne mu am nag yu bari yu ñu jàpp ne xëy na moo koy sabab mbokki ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi-léegi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak mbootaay gi ëmb magistrat yu Sénégal ñoom nag ña ngay sàkku daal coppite yooyu nga xamante ni kon indi nañu ko ci seenub liggéey keroog ba ñu ne nag dañu koy daal di def ci wàllu magistrature nañu ko daal di jëfee ndax ba nëga ni kon am na yu baree bari yoo xamante ni war nañu koo def ab lël nag la ñu amal ni kii tey jii gannaaw loolu tamit lu soxal seen wàllub liggéey seenub nekkin nag ba ci conseil supérieur de la magistrature loolu yépp nag bëgg nañu ñu xoolaat ko Alassane Ba ci leeral. ay mbir yu bëri nag ñu nar ko waxtaane fii ci ndajeb mi ni mel mi sax jëm ci wàllum gestion des carrières yu magistrat yi njiitalu UMS nag lim ci wax dafa leer li ñuy sàkku rek mooy exécutif génne ci loxoom. jaaduwul par exemple magistrat nekk ci benn situation boo xam ni à tout moment mën nañ ko dindi poste dama leen jox benn firnde am na benn loi bu ñu voté daaw loi sur la prorogation de l'âge de la retraite. mais ni ñu tëralee loi bi du jour au lendemain mën na xëy tey su suba mu nekk kuy liggéey ngoon parce que dañ koo mere wala parce que jël décision bu neexul ñu yóbbu ko retraite waxuma ñu dindi ko postam de mais ñu yóbbu ko retraite xam nga loolu situation boobu jaaruwul situation boobu méngoowul ak charte boo xam charte indépendance. Alors je pense que le plus important c'est de veiller à ce qu'il y ait une justice de qualité qui soit distribuée de façon équitable sur l'ensemble du territoire. Les réflexions sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature, sur la carrière des magistrats, c'est des questions très importantes. ci lu jëm itam ci Conseil supérieur bu magistrature réforme yi nga xamante nag daanaka proposé woon nañu ko liñ ciy sàkku mooy exécutif itam bañ ko jiiteeti ci lu jëm ci protection organe boobule njiitalu UMS jàpp na ne solo si du foofu la nekk. du loolu c'est pas ça le problème mooy naka la ñuy def ba nga xam ni magistrat bi benn pression du am ci boppam loolu mooy wax ji mais c'est pas que ministre bi wala président bi bu fa nekkee président même bu fa nekkul système fonctionnement bi xam nga la tax muy nan lay tax muy protéger wu mu am règle de transparence. pour Souleymane Teliko bu fekkente ne xoolaat nañu doxalinu justice bi ñu organiser waat ko jël itam réforme yi nga xam ne proposé nañu ko ñu mettre ko en œuvre buñ fa yeggee dootuñu gis benn force wala bokk ay lobby yu duggal seen loxo ci fonctionnement sunu système judiciaire. Alassane Ba lu soxal sax wàllu yoon boobu nag jàppale ni kon mbootaay googu ëmb magistrat tey mi ngi lëkkaloo rek ak ONG bi ñu duppee 3D njiital ONG bi di Moundiaye Cissé nag di sàkku rek ñu gën a ñoŋal diggante yoon ak askanu Sénégal ndax léeg-léeg dañu ci nemmiku rek ay ñagas-ñagas ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba. dañu jàpp ne ñun li nga xam ne UMS mu ngi koy xeex du mbirum UMS kese mbirum sénégalais yëpp la. loolu moo tax ñu am partenariat ñun avec UMS à travers lu ñuy oowee sunu justice comme ni ko président UMS waxee parce que lan mooy combat UMS xeex bi UMS di def tey mooy xeex ba justice bi ñu delloo leen Sénégalais yi delloo leen confiance wóolute bi ñu amoon ci ñoom lan mooy combat UMS mooy fexe ba justice bi du tëddee ndey ji seex
donc combat boobu du combat UMS rek combat sénégalais yëpp la loolu moo tax ñun ñu ànd Cheikh UMS lu mu laaj yëpp pour ñu def ko ci. c'est pas seulement ñun ñii rek déjà ñi fi teew mais dañ koy tëjee ak acteurs société civile yëpp lu mu laaj ñu ànd Cheikh UMS plaidoyer bi ci war ñu def ko ñoom fu mu laaj ñu dem fa ba nga xam ne li ñu namm ñun ci suñu justice muy justice boo xam ne sénégalais yi nañ ci am wóolute justice boo xam ne bu jëlee dogal kenn du jàppee ne dafa tëddee ndey ji seex loolu ñun la ñuy séentu ci suñu partenariat bi nga xam ne noué nañ ko ak UMS. ma nga ko ñu wax ci leneen muy xaajaloo nag bu ñu nemmeeku ci parti démocratique bu Sénégal Karim Wade day doon candidat am déet bu parti boobee li leer ba leer mooy am na ab kuréel boo xamante ni kon ëmb na fukki responsable ak ñaar ñooñu nag dem nañu seeti maître Abdoulaye Wade lañu sàkku ci moom nag mooy na ut plan B bu fekkente ne kii di Karim Wade kon dañoo wëy di ko rek lankal candidature am ci falum njiitu réew bu Sénégal Mame Birame Diouf ci leeral. ñu toll ci fukk ak ñaari responsable PDS ñoom nag ñu xaatim kon ab bataaxal yónnee ko maître Abdoulaye Wade bokk ci ñooñee juróomi député. muy Serigne Moustapha Diop ca Touba nekk Touba. soxna Assou Mbacké nekk Touba nekk ak Serigne Cheikh Bara Dolly. soxna Roqé Daba Diouf maire Guinguinéo ak Mor Kane bu diaspora. ci biir bataaxal googee ñu bind ci ñaari fan ci weeru septembre te sax alxamis gi ñu génn ñu yónnee ko maître Abdoulaye Wade Thierno Birahim Thiombane ak ñamu àndal bëgg nag kon PDS am plan B. Abdoulaye Wade waxagu ci dara ba mu ko jotee da ko séddoo ak kilifay parti bi laaj leen ci seen xalaat ndax Abdoulaye Wade doonul koo xam ne dafay toog fi mu toog rek décider seul xel bu doon jaay la ma kenn mën na am beneen xalaat te président Wade wóolu nañ ko. déjà mu ngi laaj ku nekk xalaatam dina boole xalaat yi jël li gën décision bi gën ci parti bi. suba la ñuy lancer suñu campagne de parrainage. donc bu ñu jëlee seen correspondance envoyé ko Abdoulaye Wade am nañ ci droit mais engagé wul parti bi ci dara li engagé parti mooy li comité directeur mujj a wax comité directeur li mujj a wax moom mooy Karim Wade mooy candidat parti bi bu Karim Wade nekkul candidat ndax jalgate yu bëri yi ñu koy teg te ngeen xam ko. buñ ko teggiwul élection du am Sénégal. du maître Madické Niang mbala keneen moo nekk ci gannaaw bataaxal gi nga xam ne nag ñoom xaatim nañ ko nee nañ. Madické Niang responsable ci parti bi kilifa la jox nañ ko wàccuwaayam waaye man du ma nit ku ñuy manipuler wala. Madické Niang day mooy président groupe parlementaire du parti démocratique sénégalais dégguma ko benn yoon bu mu nee appuyé na kii mbala appuyé na laa dégguma ko aussi fu mu ne candidat donc li ma jàpp moom mooy li ma jàppal sama bopp moom laa ko jàppal li parti bi décidé mais ci la nekk moom tamit mooy Karim Wade mooy candidat parti bi. mbooloo mi war a am nag ngir candidature Karim Wade kon lépp mën a nekk mel ni doole boobee mu ngi wàññeeku. ci biir parti démocratique sénégalais Thierno Birahim Thiombane moom nag bëgg kon rek PDS addu wax kuy wutu Karim Wade. kuy wutu Karim Wade ndax maître Abdoulaye Wade dana nangu am déet ab plan B ni ñu ko waxee rek ci mbirum candidature bu parti démocratique bu Sénégal bu fekkente ne nag kon moom Karim Wade moom la ñu mës di wax mooy des doon candidat bu parti démocratique bu Sénégal ndax loolee du indi rek ay njeexital ci parti boobule dañu ci ànd ak Ibou Kane mu dikk ak ñun ci gëstu bi. gannaaw lettre bi député PDS yooyu jébbal maître Abdoulaye Wade nag mu mel ne parti démocratique sénégalais dafay nangu nag li nar a ñëw bokkum Karim Wade ci élection présidentielle yu 2019 yi naam wóoratul li gën a yennu maanaa nag mooy ñu wut beneen candidat boo xamante ne moo koy wuutu bu fekkee ne ndëndëm dañ ko sempi lu ni mel nag moo sabab sax lettre bi député yi bind maître Abdoulaye Wade jébbal ko ngir ñu waxtaan ci. mu di ab doxalin boo xamante ne doxalin bu am fit la ci biir parti bi nga xamante ne responsable yi yëpp lenn moo leen yitteel moo di Karim Wade moom rek mooy candidat bu parti démocratique Sénégal te moo ne day xalaat gi Serigne Bara Dolly Mbacké ak i ñoñam daal di yëkkati ba jébbal ko maître Abdoulaye Wade nag booy xool moom moo gën a yennu maanaa bu fekkee ne nag PDS bañ na am ay jafe-jafe ci candidat am ci voté yu ñu dëgmal débat bi nag posé nañ ko li ci des rek mooy xool ban tànk la maître Abdoulaye Wade nar a taxawee ginnaaw bataaxal googu ñaari mbir moom moo mën a am bi ci njëkk moom mooy mu nangu ndogal gi jéem a wut nag beneen plan B ci Karim Wade mu doon loo xamante ne dina jafe ndaxte élection yi juróomi weer dong moo ci des te bu boobaa itam PDS dina am retard bu mag ci ay adversaire am jamono ji nekk ci dajale signature mu ñeel parrainage gi beneen possibilité bi moom mooy maître Abdoulaye Wade daal di lànk xamle ne Karim Wade rek moom mooy candidat bu parti démocratique sénégalais wante loolu itam ay rëq-rëq mën na caa laxasu ndaxte Karim Wade ci élection présidentielle yi ñu dëgmal bu fekkee ne nag kon mënu caa samp ndëndëm bu boobaa PDS du am candidat ci voté présidentiel yu 2019 lum ci mënti doon seetlu gi benn la parti démocratique sénégalais bu moyul dina am ay rëq-rëq ci voté yi ñu dëgmal
ñu koy jaajëfal bu baax Ibrahima Kane. Babacar Diagne moo jiite jamono ji CNRA moom jiit lu bees li nag tey ci suba daal dinañ ko rek kon dalal mu yëkkati ay kàddu yu am solo la mu xamle nag mooy liggéey bi daal tey la ciy gën a taxaw da koy daal di ñoŋal ni ko rek niñ ko santé waaye bu weesoo loolu tamit li muy faral di nemmeeku ci réseaux sociaux yi maanaam xarala yi léeg-léeg ñu cay def naka sudul noonu loolu tamit liggéey la boo xamante ni mi ngi koy xaar te fas na si yéene rek kon xar tànk tubayam dañ ci ànd ak Cheikh Diop. lile doon ab jotaay bu am solo njiit bu yees bu conseil national de régulation de l'audiovisuel daal dinay tàmbali li nga xam ne moom moo di liggéeyam Babacar Diagne daal di wuutu ki nga xam ne moom moo di Babacar Touré njiit bu yees bile daal di addu ci lim na ma def. wax naa leen audiovisuel xam naa ko wax dëgg yàlla ndaxte ban am naa ci lu fanweeri at yoo xam ne maa ngi doon liggéey donc xam naa liñ ci war a améliorer xam naa gis naa yàqu-yàqu yi ci am gis naa it liñ ci mën a améliorer waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon juróom benn at yi mujj alors ñoom laa war a déglu ànd ak ñoom ci liggéey bi pour commencer nag sama programme ak équipe bi ñëw. liggéey bi daal di door njiit bu yees bu CNRA taxaw temb ngir jële fi bépp ñaawteef boo xamante nii rek ñu ngi koy nemmeeku ci réseaux sociaux yi. réseaux sociaux yi problème la pour ñëpp wax dëgg yàlla. gis nañu ko alors lu nekk nga ciy gis liggéey bu jafe la boo xam ne bii am na dëkk yoo xam ne sax dañu koy maanaam tëj waaye ñun au Sénégal loolu du suñu aada ndax ñun nous sommes un pays de libre expression kon dañuy bàyyi nit ñi di wax seen xalaat waaye nag bon xalaat booy wax tamit ak ni nga koy waxee. gis naa ne am na rëq-rëq léeg-léeg nga gis ci ay saaga yu jàll am na yoo xam ne daal dëppawul ak suñuy aada dëppul ak suñu diine te mu ngi jàll ñu seet ci wàllu woowu lu ñu mën a def wax dëgg yàlla pour aar suñu doom yi. lépp lu soxal wàllu xibaar dinañ ko gën a ñoŋal loolee nag di ay kàddu ki nga xam ne rek moom mooy njiit bu CNRA bu yees Babacar Diagne daal nañ koy tabb ngir rek mu daal di wëyal fii ak juróom benn at. ñu àddu ci wàllu wér-gu-yaram ak jàngoroy sida nag ñu ne doomu jàngoro jooju daal tey boo koy xool ci ñi nga xamante ni dañuy jëfandikoo sinébar rawatina ak ñoo ñi nga xamante ni kon dañu koy ñàkk seen bopp téeméer boo jël nag kon daanaka toll na ci juróom-ñeent tey nag la ñu bëgg rek mooy gën a taxaw ñooñu boole leen ci pàcc mi ma waral juróomi réew fii ci Afrique nag joxante ab loxo ci wàllu woowee xëy nañu nag amal ab lal ñuy wax ni sax koppar yu tëre kon dugal nañ ko ci 7 milliards ci la toll ci ndimbaluk FMI Aminata Baxi Sow. ñii di jëfandikoo sinébar te di ko faral di pikiro bokk nañ ci askan wi VIH sida gën a sonal fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni moo jiite ANCS. li ñu gis rek mooy ñoom 9% yi dañu am doomu jàngoro sida te boo jëlee doomu jàngoro sida bi nga koy natt ci population générale bi ñoom 0,5% rek. la du ma ne rek parce que lu mu tuut jarul a xeeb waaye ñoom gis nañ ni mbirum jàngoro sida dafa leen soxal lool. ñu jàpp ni téeméer boo jël juróom-ñeent yi amee nañu sida loolee ñu jàpp ne bokk na ci li ko waral ki ñu jàpp ngay jëfandikoo drogue dañ lay tëcc loolee waral sax ñi koy faral di jëfandikoo du ñu dem ci structure sanitaire yi ngir ñu nemmeeku seen yaram. ñiy jëfandikoo sinébar loi bi dafa nekk fii di leen seet di leen wër. bu leen jàppee tëj leen kaso képp koo xamante ni romb nañ la police romb na la yor nga benn luy nuroog sinébar luy nuroog drogue yow dañ lay arrêté yóbbu la ñun ñu gis ni tëj kaso rek gàddu tëj kase taxul mbir mi ñu mën koo gérer. projet PARECO nag dañ ko taxawal juróomi dëkk yi fare fii ci Afrique ñoo ci bokk li ñu fas yéene mooy ñu duggal xaalis bu bëree jaarale ko ci Fonds monétaire international ngir ñu jàppale ñooñee di jëfandikoo sinébar bi te di ko piqûre ñuy dem structure sanitaire yi su ko defee ñu mën leen a faj. Aminata Mbaxe Sow bëccëg bi nga xamante ne nag moom la ñu jagleel feggu ci xaru maanaam jëm ci wàllu xaru nag ci àdduna wërngal këpp tey ji rek la ñu ko màggal xayma bi nga xamante ne nag mbootaay gi ngànk wala wér-gu-yaram ci àdduna bi di OMS def na ko moo di ne nag ci àdduna wërngal këpp kon lu toll ci juróom-ñetti téeméeri junni ci doomu aadama daanu xaru at mu ne seetlu gi nag mooy léeg-léeg dana am lu koy yombal bokk na sax nee nañ ci réseaux sociaux yi maanaam xarala yi dañu ci ànd ak Alioune Gueye Jaafara Ba ci leeral. xaru nekk lu ñuy faral di gis fii ci Sénégal li koy waral bëri na suñu dégloo suñu soxna si nga xam ni xam-xamam màcc na
ci wàllum xel. Du bullying à l'école pour les. dañu nemmeeku ne ñii di faral di xaru bëri na ci anam yi ñu koy defee loolee nag bokk na ci li ko waral mooy yenn saay li ñuy dëkkee ak nit ñi duñ la faral di déglu ngay accumuler yenn problème yi ba mu nag fees sa bopp bu weesoo loolu tamit gis nañ ne xale yi nga xam ne dañuy toll ci fukki at ak ñeent jàpp fukki at ak juróom-ñett ba sax ñaar fukki at nemmeeku nañu dañuy faral di xaru. 14 ans jusqu'à 18-20 ans. waaye bërëbu liggéeyukaay yi nekk na luy waral lu ni mel. Dans les dernières années, nous avons beaucoup parlé du surmenage dans le cadre. leneen tamit lu ñu mën a jàpp mooy anam yi nga xam ni wala bërëb bi nga xam ni nit ki fa lay liggéeyee yenn say nga am fa ay jafe-jafe nekk ci stress loole lépp mën na bokk ci liy waral nit ki di bëgg di def loole waaye tamit yenn jafe-jafe àddina loole lépp nag jàpp nañ ne moo waral léegi nii nit ñi di faral di xaru. Où on n'arrive pas vraiment à se confier ou à obtenir l'aide qu'on a besoin d'avoir. xarale yu bees yi tamit nekk na luy influencer nit ñi. Il faut le dire, il y a des réseaux sociaux qui encouragent le suicide. su weesoo loolu tamit réseaux sociaux yi am na ci yoo xam ni boo fa duggee dañ lay won anam yëpp ak naka nga mën a def ba xaru te loolee moom jàpp nañ ne lu doy waar la. Et ça, les jeunes sont très vulnérables à ça. at bu jot lu toll ci 800 000 personnes dinañu xaru bu ñu sukkandikoo ci organisation mondiale de la santé. li koy waral bëri na waaye surveiller ak di defal nit ki su nekkee ci ay jafe-jafe nekk na lu baax bu ñu dégloo soxna Sile. ñu yegg ba parc Niokolo-Koba ak lu soxal wàllub ñay loole nag daan ko fa gis waaye gëjoon nañu ko gis ñu ne nag kon dellu nañ rek di ko gis ca boobee parc muy nag ñay tubaab di ko naan éléphant ki nga xamante ne nag kon moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu parc bi di ngeen ko dégg léegi ay kaddu muy wax nag ne jël nañ ay matuwaay yu ci war ndax yooyu tamit faaw léeg-léeg ñu leen di aar bu baax a baax ndax ñu ci baree bari dañ leen di faral nag di song ci àll bi léeg-léeg sax ñu di leen di tiire ñu teewlu ci Amar Fall ci micro Moussa Oumar Gueye. braconnage bi ak yeneen problème yi nga xam ne dafa lii ak seen dund moom moo tax ñu xaw a gën a discret bindeef bu ne boo xamee par exemple bu la gisee mën nga cee ñàkk sa bakkan dañuy xaw a làqatu nag bu baax lan def moo tax mais yàgg nañ gis seen ay mandarga maanaam seen wàllu ginnaaw kër wala seen ay tànk yàgg nañ ko di seetlu lu bari mais comme que ñun léegi ni ñu leen di système de suivi bi ñu def maanaam ni ñu leen di saytu bi aussi dafa am lu ci yees lu ci dugg mooy lan mooy ay caméra ay genre photo yu ñu def ci garab yi nga xam ne bu rombee da leen di photographier boobu bi ñu ci mujjee gis mooy le 4 le 17 avril lan mujjee gis benn ci ñoom boo xam ne photo caméra photo na ko ci kaw loolu également am na suñu benn partenaire boo xam ne moom gëmul woon ni ginnaaw kër yi fi am mooy crocodile yi du yu éléphant la mën na nekk yu bifre ba jëloon na ko moom yóbbu ko def ci ay analyse yu xarañ mooy ADN bi ndax bu éléphant la wala déet bi mu demee aussi bi ñu ñëwee aussi wax nañ ni ko sax ay yu éléphant la en plus tamit bi ñu fa nekkee li matul fukki weer bi ñu jaaree foofu ndax moom ADN bi boo defee analyse bi da lay wan présence bi ban temps la fi jaar bu dee ñaar at la da la koy wax bu dee fukki at la woon da la koy wax bu dee benn at la da la koy wax donc boobu également gën nañu firndeel ni ñoom ñu ngi gën a làqatu ci biir mais gis leen ak bët nag moo jafe mais photo yi. ñu àddu ci juróom-ñeenteelu ndaje bi nga xamante ne nag kon ñi ngi ko jagleel rek ñi nga xamante ne nii dañuy yëngu ci wàllug yoon rawatina ci àq ak yelleefu doomu aadama loolee nag lan la ci droit international wax ndax léeg-léeg di nga gis koo xamante ne nii dana yëngu nag ci wàllug yoon waaye rek du xam àq ak yelleefu doomu aadama la mu wund yëpp moo waral kon ñu amal nag boobeem ndaje waaye solo si tamit mooy fexe ba lépp loo xamante ne wàllu jàmm la ñu xam nag fu ñuy jaar ba gën koo ñoŋol ay surtout pay lañ ci àndal ci leeral. juróom-ñeenteeli session bu formation bi nga xamante ne dañ ko jagleel droit international des droits de l'homme nag door na thème bi nag nekk thème bu am solo muy entreprise et droit international des droits de l'homme défi yi bëri na objectif yi itam mu bokk ci li ñuy wax préservation des droits humains ci biir entreprise yi. Les entreprises ont un devoir bien sûr de respecter les législations nationales. entreprise yi dañoo war a respecter bu baax lépp loo xam ne xaatim nañ ko ci àdduna bi respecter droit de l'homme yi droit yi rek nekkul lu jëm ci wàllu politique waaye ci entreprise yi bokk na ci droit syndical lu jëm nag ci wàllu protection sociale ak droit au travail loolu tamit bokk na ci naka noonu droit à l'environnement. En prendre conscience par souci de leur image vis-à-vis de leurs salariés.
ci Sénégal nag ñu gis ne am na nag ay efforts yu am solo yu ñu jot a def waaye ba tey am na loo xamante ne mi ngi sooxe. boo jëlee lu mel ni environnement am na ay attentes yoo xam ne ni ñu ngi koy nemmeeku te loolu dafa am benn impact sur le droit à la santé maanaam droit bi nit ki am pour wér-gu-yaramam parce que dañuy gis ne que souvent dans certaines zones minières gis nañ ne que am na pollution de l'eau des eaux de surface am na aussi la pollution de la nappe phréatique te loolu dafay jur souvent ay maladies defe naa ne yooyu ay xeetu violation yoo xam ne ni ñu ngi koy nemmeeku ci malgré arsenal juridique bi nga xam ne am nañ ko ak malgré le fait que Sénégal tey ratifié na presque la plupart des conventions internationales. ki nga xamante ne mooy directrice su Afrique de l'Ouest bu fondation Frédéric Naumann moom ne nag li ñu war a xeex lu ci ëpp nag mooy maanaam li ñuy wax éducation. Le Sénégal il y a une. fii nag ci Sénégal soxla nañu bu baax ñu tàggat nit ñi ndaxte xam nga ne Sénégal dëkk bu bees la ci li ñuy wax exploitation ressources yi te faw mu def ay contrat contrôler tamit naka la entreprise yi di exploiter ressources yi ni mel. kon nag faw ñu am yenn connaissance yi si di ñuy wax ak yelleefu doomu aadama ba tax na nag séminaire bi ba tax na nag li nga xamante ne ñu ngi ko organiser te mu am solo li toll si 150 personnes ci réew francophone bu nekk dinañ ko amal fii si Ndakaaru ñi si bokk bëri na loolu ci projet googule waaye nag liñ si jublu mooy nag jox leen ay matuwaay yu mat ngir ñu mun taxaw si li ñuy wax protection ak promotion yu ak yelleefu doomu aadama. tàggat yaram football lañu ci waxtaanee ak équipe nationale bu Sénégal seetlu gi équipe bi nag saa suy daje rek ak beneen équipe daanaka ndaje mu ne jàpp leen ni kon Sénégal daanaka dugal benn but loolu nag jaaxal lool doomu aadama yi rawatina nag bu ñu nee Sénégal tey ci wàllu défense bi am nañu juróom-ñaari joueurs yoo xamante ne nag xarañ nañu ci défense bi kon lan la ñuy xoolee rek ba bii di dugg saa su ne mooy nag laaj bu samp am na ñoo xamante ne nag nañu gisee mooy Sénégal li ko bal yi di rëcc dafa bari lool faaw nag foofee ñu liggéeyaat fi lu am solo ay techniciens ñoom ñoo wax ci reportage bi ak Cheikh Sadibou Diarra. ñàkk jël bi wala wéyal jiitoom ci score bi doon na lu jafe équipe nationale bu Sénégal ay weer a ngi nii ñenn ñi gis ne li ñuy bàyyee bal bi ak adversaire bi bokk na ci li ko waral. ñu tabax équipe boo xam ni dina jouer donc li ñuy dal ni mooy dañuy tabax équipe boo xam ni dafay dékku pour mën di contrer. donc loolu mooy indi lii mais défense tamit day mujj sonn mënoo di dékku ba 90 minutes day metti donc surtout ñun lu ñu gën a yitteel mooy sunu milieu amuñu milieu yoo xam ne dañuy créer amuñu milieu yoo xam ne tamit mën nañu éliminer joueur pour mën a jouer espace bi ci sunu joueur yoo xam ne dañu mën daw. entraîneur bu bees bu ñaari tali jàpp ni faaw Aliou Cissé xoolaat ñi muy boole di teg ci diggi terrain bi. boo xoolee sunu milieu yi. amul ku ci xalaat amul xalaatkat muy Alfred muy Kouyaté muy Gana loolu dafa des lu bëri ci xalaat bi donc mën nañu jël lu bëri ballon yu bëri ci tànku adversaire bi mais après nu ñu koy utiliser loolu mooy problème bi donc ci sens boobu nañ gën a war a liggéey tamit ci ban genre joueur nañu bëgg pour au moins ñu am football de qualité. su fekkee ni Sénégal moo jiitu ci classement groupe A bu éliminatoire CAN 2019 loolu terewul Aliou Cissé mu ngi wéy di dese liggéey mu bokk ci dëgëralaat défense su gaynde yi laataa seen ñaari jongante yi ak Soudan ci weeru octobre bii di ñëw. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi nit fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan ak Sara Cissé.